voilà foofu man abi li may laaj Pape mooy vous pensez pas que ni da ngeen di chargé li nga xamante ne moom mooy les disciples du mouvement Moustarchid parce que on a remarqué Sénégal que ni su koor jotee pratiquement tarixa yi du ma wax sax tarixa yi mais mouvement religieux yëpp dañuy ñu ci bëri arrêté cette activité mais yéen aussi vous pensez pas que ni vous les chargez de trop ak université du Ramadan ak coono yi ànd ak weeru koor bi. alors loolu itam lu am solo la parce que Serigne Cheikh moo ñu yar ci philosophie mooy nit ki bu ko tere mu fo da ngay fexe ba du ko tal léegi nag ci démarche boobu moom moo tax Serigne bi bu ñu yegsee foofu pourtant au moment où ñii di bër am na ñeneen ñoom te ne seen saison day tàmbali. nga gis conférenciers yi am na ñoo xam te ne jàpp nañ ni lii mooy seen saison bés bu ne am nañ conférence bu ñu war a dem am na sax nit ñoo xam te ne mosu ñoo xalaat teew ci conférence mais bu université de Ramadan jotee ñoom jàpp nañ ni c'est le moment de s'organiser am conférence ci koñ bi turu am lu ñu jëmmal ci wàllu diine. dañ leen koy nangul di nga gis keneen koo xam ni mu ngi organiser leneen donc daayira bi dafa jàpp ni nit ñi bu tollee foofu bu fekkee ni bëgg nga résultat bi ñuy xaar ci koor gi. buy génn mu décroché ko donc doo ko bàyyi ci biir koor gi muy xëy di xiifal ak parce que am na ñoo xam te ne yonent bi avertir na nee na seen koor amuñu ci lu xiif ak mar. donc pour bañ a mu yem ci xiif ak mar kese dañuy fexe ba occuper ko bu ñu ko occuper xam-xam du jël pause xam-xam moom minal mahdi ilal lahdi la bis boo juddoo war ngaa jël bind bu bees moo tax. ci cadre boobu ci lañ ko organiser def ko nag ci ay format yoo xam ne du nekk format yuy surchargé parce que dañuy sóoraale ni nit ñi dañuy liggéey dañuy sóoraale ni nit ñi dañuy jàngi donc dañuy allier en même temps leurs activités professionnelles ak li nga xam ne moom lañ leen di defal te du am benn gàllankoor boo xam ne mais Pape des fois les jours ouvrables des fois da ngeen di ça tire à la longueur ba mu xaw a guddee est-ce que du répercuté ci nit ki war a xëy suba liggéey. waaw koor moom defe naa ni nit ñi minimum heure bi ñuy tëdd ci koor dina lu mu gàtt dina dem ba minuit mais daayira bi naturellement amul activité bu dépassé 23 heures. université du Ramadan 2 heures de temps la ci moment bi bu njëkk amoon na ay cours du jour actuellement lu mu guddi 23 heures la ñuy arrêté 21 heures la ñuy commencé ba 23 heures ci la ñuy def cours bi donc defe naa ni ñëw déglu cours 2 heures de temps boo xam ni du nekk 2 heures de temps bi nit ki non stop la dafay wax exposant bi dafay ñëw exposer selon li ñu ko demandé mu def ko suñu paree mu am interaction donc je crois que ci biir 2 heures de temps yi loolu bokk na ci particularité Moustarchidine ñu ngi def seen activité yëpp mais du dépasser 23 heures. guddi àjjuma xadra ak leneen yëpp parce que ñu ngi sóoraale li nga wax liggéey bi mais ñu ngi sóoraale sécurité. ñu ngi sóoraale aussi tapage nocturne yi parce que nit ñi aussi dañu bëgg noppaloog leneen moo tax lépp lu ñuy def 23 heures ñu yemale ko fa. ci particularité yooyu la ñu bëgg nga yaatalal ñu parce que activité yi am durant le Ramadan bëri na mais lan mooy particularité exacte bu université du Ramadan. alors particularité bi comme ni ma ko waxee léegi université du Ramadan c'est bien organisé. parce que daayiratu Moustarchidine wala Moustarchidaat moom bokk na ci particularité daayira bi mooy mouvement bu mën a organiser lañu. donc dañuy jël weeru koor gi ñu def ko ci weeru koor gi bu teroo lañ koy tàmbali ba ñu egg ci laylatul xadr ci édition yu njëkk yi dañ ko daan def temps plein donc jour yëpp am na activité dañ daan def sax xam ni comme nit ñi sëriñ bi mu ngi soxla ci ñoom formation boo xam ne dina complète dañuy jël ñi nga xam ne ñoo gën a féetee ndaw ñu tànn ci ñenn ñoom te ne ay auditeurs lañ leen di tuddee su ko defee ñu tëj leen ñoom au-delà cours du soir yi ñoom ci bëccëg gi dinañ leen defal cours yi dëppoog seen jamono cours yi dëppoog aussi ñoom fi ñu bëgg ñu dem bi ñu demee tuuti sëriñ bi gis ni surcharge na bi ci des mooy sëriñ Moustapha mooy koo xam ni gis nga nit ñi li ñuy xiirtewoo mooy nombre taalibe yi ma am nit ñi li ñuy xiirtewoo mooy événementiel yi may organiser sëriñ Moustapha mooy koo xam ni boo ko miinee su commencé organiser benn événement bu demee ba gis ni atmosphère ba ambiance ba moo ko commencé di ëpp nit ñi jàpp ni événement la animation la mu réduire ko ci la ñu demee ba université Ramadan ñu commencé changer format bi auditeurs yi ñu wàññi ko di def cours yi bu ñu ko defee sëriñ bi ñëw yeneen yi ñeneen ñu complété mu dem ba ci biir mu changé adapté wu ak l'ère du numérique ñu commencé di def université Ramadan boo xam ne ci salle lañ koy defee bu ñu ko defee ci salle ku ne fa nga nekk fa ngay toog parce que bu njëkk je rappelle que ne nit ñi dañ daan jugee ci région bu nekk ci Sénégal contrée bu nekk ñëw wuy si fii Yoff
su ko defee muy nekk lu difficile ñu sonal nit ñi dëkkandoo yeeg ñëpp bien que ni dëkkandoo yi boobu ba tey ñu ngi ñuy topp nag di demander à ce que nañu dellu si parce que. Pape ñu nga baal ma. ñu def taxaw seetlu foofu. parce que boo nee sëriñ bi des fois bu gisee ne atmosphère bi moom moo ëpp. ambiance bi moo ëpp atmosphère bi. dafay réduire. est-ce que tamit réduction boobu noonu du am lu mu gàllankoor ci génération bi nga xamante ne ñoo waroon mos loolu te jotuñu koo fekkee. alors réduire sëriñ bi bu koy def dafay xam nga da nga yor benn monnaie nga dem ci benn ville. nga yëg ni ndaka de monnaie bi doole bi mu mënti am yëpp su ma ko indee fii du fi fonctionner. dama koy convertir sëriñ bi buy réduire du réduire ci sensu éliminer wala yàq wala gàllankoor ñenn ñi mais da koy transformer de ce fait dina ko def ci beneen façon boo xam ni coono bi. parce que li nga doon wax léegi sóoraale xam nga bu fekkee ni ki nar a jugee Saint-Louis ñëw assister ci cours Dakar war a ñibbiwaat pour war a xëy liggéey c'est un peu compliqué moo tax day changer forme bi rek su ko defee bu changer forme bi affaire bi dina gën a sobre. bu sobree dépense yi parce que gaspillage bu yàggee. est-ce que gënul woon yomb ngeen décentraliser université bi. ñu décentraliser ko c'est-à-dire ñuy dem di fekk ji. di fekk ji région yi. alors bu ñu fekk ji région yi toujours dina am ce phénomène. non mais interaction lay doon comme année bi bu Saint-Louis ayee année bi si topp ñu ne Thiès lañ jëm bi si topp ñu ne Ziguinchor est-ce que loolu gënul adéquat. est-ce que gisoo ni en même temps ñëpp di ayendoo aussi. xam nga bu ñu ko defee ci salle. ñu émettre ko par vidéo projecteur. ku nekk fa nga nekk yow organiser ko au niveau local organisation boobu ñëppay ayandoo en même temps. mais est-ce que effet bi proximité am ak numérique benn la. waaw effet proximité bi moo tax ku nekk di organiser c'est-à-dire du nekk nit ñi dañuy rek ñëw mais nit ñi foofu dañuy organiser wu comme nit ñu organiser wu fii su ko defee ñoom au niveau local am nañ seen université Ramadan au niveau local des fois dina si am ñoom tamit dañ ciy affecté ay programmes internes yoo xam ni moom moo dëppook réalité locale yi. mais Pape. est-ce que di ngeen nekk au même niveau d'information. parce que jumtukaay xarala li am na foo xam ne yeggu fa ba ñu war a mën a projeter ñooñu. alors loolu tenir nañ ci en compte. moo tax bi ñu commencé di def loolu du jour yëpp la ñuy def cours dañuy choisir ci semaine bi ay jours yoo xam ne ci la ñuy def cours yeneen jours yi ay noppalu la ñi nga xam ni am nañ la possibilité de suivre directement cours yi ñoom dañuy jël cours yi directement. ñi nga xam ne amuñu la possibilité de suivre ko directement dañuy différer donc ñoom li gars yi suivre tey ñoom bu subaa dinañ ko suivre de ce fait balaa ñuy ñëwaat ci deuxième cours ñëpp suivre nañ cours bi jot a romb bi ci des mooy cellule technique bi aussi dañuy jël seeni disposition ba cours bu nit soxla bu paree tey ñoom bu ñu ko soxlaa mën nañ leen ko jox su ko defee ñëpp ñooy suivre ndoo les mêmes choses mais li ma doon wax léegi ci édition bu bees bi xam nga loolu ci édition yi ci gannaaw la mais ci 2 ans yi édition yi dafa changé fi mu ne nii ren ni ñu ko organiser nekkatul sax ñu toog ci benn salle di émettre dañu décliner thème central utal ko 8 sous-thèmes 8 sous-thèmes yi comité scientifique bi réfléchir si utal ko synopsis contenu bi ñu ci soxla lan la def ko jox ko localité yi ñooy gën a nekk proximité que sax format bi ñu ko doon def mu nekk accès par exemple bu fekkoon ni dañu dem Saint-Louis dootul amati benn localité day am ay localités yu bari mais ñoom même sous-thème yi la ñuy traité même synopsis bi la ñuy am su ko defee ñoom conférenciers yi rek la ñuy choisir suivant ñoom ñi nga xam ni am nañ leen comme ressources humaines ci seen base. voilà su ko defee forme boobu ren ci forme boobu la ñuy fonctionner d'ailleurs Dakar ni mu organiser woo comité scientifique localité yi dañ ko boole mu nekk benn comité scientifique ñu choisirandoo même profil yi di ko ventiler ci localité yi de ce fait du ñu am problème mu conférencier mais aussi harmonie boobu noonu ñu soxla thème yëpp bu ma jógee woon tey localité sangam bu nekk Gueule Tapée jóge fa dem ndogoo ji Parcelles su ngoonee bu ma solee sama daal dem foofu thème bi ma bàyyi fee moom lay fekk fii. donc ban thème ngeen choisir. alors thème bu ñu choisir lan moom mooy le Coran et les questions de l'heure. Abi nga baal ma balaa moo ñëw ci thème ren bi dama bëgg boobu ñu mujjeel ko mais dama bëgg surtout ñu ñëw ci choix des thèmes. parce que booy xool. fa lañ doon jëm parce que boo waxee thème bi di nga wax lu tax choix wu thème bi. waaw mais man damay delluwaat ginnaaw tuuti parce que xam nga lan moo tax. dafa wax si njëlbeen waxtaanam naan bu njëkkoon sëriñ bi alxuraan la daan jàngale. daf daan firi alxuraan. am na thème yoo xamante ne sax bon duma wax ne amul rapport ak alxuraan mais dafay de nekk ay thèmes yoo xam ne société lay laal.
choix thème yooyu c'est le comité scientifique wala sëriñ bi moom mooy xalaatal boppam ne leen lii laa bëgg ngeen def ko. alors ak aussi si lan la sukkandiku ci yan ngeen sukkandiku bay waxtaanee thème yooyu. loolu def naa am na question bu am solo nag nga laaj nan la ñuy choisir thème yi xam nga sëriñ bi yàlla daf ko jàppale ba moom mu sonn ci ay njabootam ba dégg ngeen ko mu waxal ko boppam ni sama njaboot fi may xalaatee la ñuy xalaatee. yar naa leen ba ni may xalaatee la ñuy xalaatee donc comité scientifique yi dafa nekk ñoo xam ni ci domaine yëpp am nañ fa expertise. su ko defee ñoom ñoo constitué comité scientifique bu ñu waree def université de Ramadan ñoom ñooy daje suñu dajee ñaari élément dañ koy jël élément bu njëkk bi mooy la vision bu sëriñ bi am su ko defee ñoom xam nañ ni peut-être am na ay séances yu ñu am ci diggante bi ay conférence am na fi gàmmu jaar na fi leneen jaar na fi déglu nañ waxtaanu sëñ bi xam nañ orientation xam nañ ni vision fii la jëm donc c'est un élément de taille à tenir en compte bi ci des mooy jamono fi mu toll parce que mënuloo yor ay nit yoo xam te dañuy fonctionner ci jamono aussi nga bàyyi leen il faut aussi nga leen di dëppale ak seen jamono fi muy toll sinon di nga leen yar ci diine wala yar leen ci daara mais bu ñu génnee jëfandikoo jamono jaar seen kaw. donc su ko defee noonu la ñuy xool ñaari éléments yooyu bu ñu ko jëlee ñu choisir un thème central utal ko ay sous-thèmes mais bu ñu ko defee pare dañ koy jox sëriñ bi su ko defee moom mooy xool moom mooy valider su amee ay suggestions aussi moom mu def ko. yàgg ngeen seetlu université Ramadan ñu proposé sëriñ bi thème central par exemple mu ñëw ci cours d'ouverture bi nga xam ne moo ko war a def mu wax ni nii ngeen moo ko proposé woon mais man nii laa ko déggee woon ci ren gis nga ñun ñu ngi choisir le Coran et les questions de l'heure mais sëriñ bi mu ñëwee ñun ñëpp dañu jàngaat parce que sëriñ bi daf ñëw jàngalaat ni question de l'heure yi lan la ñu war a mën a tuddee question de l'heure parce que suñu borom li passé na li ñëwagul exeegul suñu borom li ko intéressé mooy le temps réel fi ñu toll exactement donc question de l'heure yooyu aussi bu ñu ko tuddee les questions qui les posent est-ce que ñun ñooy poser les questions de l'heure wala alxuraan moo ñu war a poser les questions de l'heure su ko defee toujours noonu lay demee bu ñu ko proposer un thème dëppale ko jamono moom mooy xool nag et puis ak ci mbaaxam mu ñëw dafa ñu le cours magistral cours d'ouverture jox ñu ay orientation moo tax gis nga bu ko defee des fois ñu ne ñu ne lii la ñu xalaatoon sëriñ bi def lii ma ne waaw dafa confirmer. waaw foofu Pape su ngeen ñëwee am nu ngeen libalee thème bi moom ci cours d'ouverture am mu ñëw indi ci dégginam bu uuteeg tey ni ngeen libalee naka ngeen di fexe ba dëppaat léegi loolu ci li ngeen jëm ci seen kanam parce que après day fekk ni dafay mel ni day bouleverser waat liggéey. merci parce que ñoom dañuy établir programme. alors loolu li ci am solo moom mooy le thème central. xam nga dañ ko décliner en sous-thème sëriñ bi changé wul le thème central entendement bi la évolué de ce fait ñun bu ñuy travailler bu ñu si yemoon ci niveau d'entendement fii sëriñ bi orienté nañu ba ñu gën a pousser suñu réflexion ci feneen. bi ci des mooy bu fekkoon am na ñuy jëlul en considération ci biir orientation bi dañu naan kon nag ndekete lii ci la bokk de ce fait du am chevauchement te loolu li ma bëggoon wax léegi mooy sëriñ bi bu defee loolu. dafa dellu siwaat ci nature initiale am xam nga dem na fi Mauritanie naari xool ko ba mu yàgg bind ci moom ni Mouhamadul Moustapha Sy murshidul ulama yi xam nga ulama yi mooy comité scientifique ulama yi mooy ñi nga xam ne jàpp nañ ni ñoom ñoo jeexal téere yëpp mais sëriñ bi tant que du nekk ci état wu saa yu génnee gàgganti leen kon dafay perdre cette qualification moo tax loolu c'est tellement fondamental si ñun daf ñuy neex sëriñ bi ñëw daal di ñuy wan ne seen déggkat fii moo nekkoon limite bi mais man orienté waat naa leen fii du am nag benn rapport bu muy yàq par rapport ak sous-thèmes yi parce que sous-thèmes yi aussi ni ñu ko décliner dafay nekk ay sous-thèmes yoo xam te ne dina am corrélation horizontale mais toujours ñoom seen verticalité daf leen di delloo si thème central bi xam nga bu ñu tuddee le Coran rek sous-thème bi même li nga wax léegi des fois ça semble sociétal par exemple boo tuddee dislocation de la cellule familiale nga tudd ko dañuy jàpp ni thème de société la. gis naa ren sax ngeen wax ci wàllu réseaux sociaux. réseaux sociaux yi éducation et réseaux sociaux xam nga éducation et réseaux sociaux. da ngeen jàpp ni dafa bokk sur la question de l'heure. parce que réseaux sociaux yi tey gis nañ dérive yi muy def tey gis nañ nit lu mu maîtriser wul xam nga li gën a grave ci jamono di utiliser loo maîtriser wul. des fois nga gis nit mu ngi yor téléphone bi xamul ni moo ngi yor mën naa ko tuddee ni bombe la. li mu mën a yàq moo ëpp li mu mën a defal bi ci des mooy. parents yi la ko jëndal li nga ci xam ñoom xamuñu ko ci ki la ko jaay
danger bi ci nekk waxu la ko. donc su ko defee yow yaa ngi ci nekk ci réseaux sociaux yi jàpp ni modernité la fekk ni yow yaa ngi dugal sa bopp ci kàmb goo xam doo ci mën a génne léegi nag alxuraan lan moo tax mu am foofu place mooy yàlla ci boppam moo ne maa faratnaa fi kitaab min shay'in amul lenn benn question bu mën a am te nga dem ci alxuraan fekkoo ko fa nga ne léegi kon loolu naka la mën a demee am na ñu ko gisul mu la parce que fas alu ahla zikri am na loo xam te ne boo ko xamul yow sa xam-xam moo yem foofu mais am na koo xam te ne xam na ko ndax réseaux sociaux yi boo demoon par exemple ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam rek mu ni xoolal Amina yonent bi nee na man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yaqul xayran aw li yasmut waaye ñun est-ce que kon jar nañu jël suñu temps di ko yàq ci di nga vocal suba ba ngoon est-ce que vocal suba ba ngoon lépp mën na nekk xayran problème posé wu na donc sa diine bien que ni jëlul woon en considération parce que jamono évolué mais dalaa jox règle de base bi rek règle de base bi tant que yaa ngi ciy sukkandiku lépp lu mënti ñëw da nga ciy adapté wu. de ce fait loolu mooy tax même bu ñu dugalee question yam te ne ay thèmes yam te ne dañu am ère sociétale au fond boo demee ci biir alxuraan dina la jox des orientations maa ngi ko doon wax léegi ci dislocation cellule familiale xam nga dañ ni facteur et solution coranique. parce que facteurs yi xawal tey cellule familiale ngay gis Amina ñu bokk benn kër abi di yeewoondoo et pourtant duñu wax te ñu ngi ci même kër gi. duñu partager seeni idée nga gis mu partager ak ami yi mu bokkal groupe moo ko gënal foofu mu partager ki mu bokkal ndey ak baay. loolu mooy li alxuraan di wax tahsabuhum jamii'an wa quluubuhum shattaa yaa ngi leen di gis ñoo ngi ànd boo leen gisee ànd bi rafet ñu ne kër gi ñoo déggoo fekk kër gi kenn xamul soxla keneen loolu. famille bu disloqué la. mais bi gën a grave mooy divorce yi demal tribunal ñaata divorce ñoo am et pourtant alxuraan joxe na des mécanismes yoo xam te ne bu ñu fa jaaree war nañ ko mën a éviter mais malheureusement. waaw mais fii nag ndax Sénégal la ñu nekk du alxuraan mooy tas sëy. c'est ça malheureusement. ñu ngi koy takkee ci jàkka yi mais mi ngi tas ay tribunal. malheureusement parce que li si gën grave mooy ñun jàpp nañu ay jullit lañ. ah jàppuñu. xam nga ñun jàpp nañu ay jullit lañ est-ce que en réalité jullit kon bu takkee sëy ci jàkka nga xam ni ñaari élément ñoo ñëw bu ñuy takk sëy ñaar la ñuy wax may nañ ko ci faratas yàlla. sunnas Muhammad donc est-ce que kon jullit war naa mën a amati problème boo xam te ne ki ko koy solutionnel génn na faratas yàlla ak sunnas Muhammad mais c'est pourquoi la question fondamentale keroog maa ngi koy wax étudiants yi bi ma fa demee ci benn waxtaan man ne la question fondamentale mooy est-ce que sommes-nous musulmans. je pense que mës na nekk benn thème Serigne Moustapha. Serigne Moustapha mës na ci waxtaan sommes-nous musulmans parce que li alxuraan tere ak li muy digle mu ngi fi du jeex. mais ñun ci la ñuy dëgg di ko def et pourtant garaawul xoolal fenn mois d'avril la ñu génnee dañ ko valider ni poisson d'avril. te yonent bi nee na jullit mën na def lu ne ba mu des fenn xoolal engagement. le sens de langage wax defe na maa ngi lay suivre ci plateau wu Serigne Babacar nga ni dafa amoon kóllëre ba ci mbaxana xoolal mbaxana mais ñun tey koo fi fasanteel kóllëre et pourtant li si grave mooy alxuraan ne ne indal lazina yubaayi'uunaka bu Amina ne abi jox naa la sama loxo abi di ko delloo naa la ko yàlla ne wàcc ngeen yéen ñaar man maa jël sama loxo supervisé mais gars yi xam nga lu ñuy wax dóor maata dóor donc question de l'heure lépp loo mënti gis boo demee ci biir alxuraan peut-être nag sa niveau tollu fa peut-être amoo kilifa bu la orienté ba nga mën cee jot mais boo demee ci biir alxuraan lépp luy question de l'heure di nga ko fa fekk moo tax ñu choisir thème boobu nag te am na yeneen thème yoo xam te ne génn na lool xoolal défi sécuritaire en Afrique de l'Ouest xoolal Afrique de l'Ouest terrorisme tey Sénégal récemment suñu président demoon na France pour ñu waxtaan ci nu ñu sécuriser mais ñoom seen sécurisation yëpp ñu ngi ko teg ci terrorisme bi frontières yi mais Amina est-ce que xam nga terrorisme bi gën a grave mooy terrorisme moral. xale yi yàqu te si réseaux sociaux yi lañ koy jaaree ñoom loolu préoccupé wa leen de arme bii ñëw alors que suñu borom démontré leen à multiples reprises que arme bi du armement mooy protéger les États-Unis ku ko gën a ëpp puissance. et pourtant attaqué nañ ko 11 septembre. yeneen pays yi ku leen gën a puissant yàlla moom du wax loolu danaan wa aamanahum min xawfin su ko defee yow nit ñi bu ñuy terroriser wu yow du la déranger moo tax gis nga Serigne Moustapha ñi mu yar 23 juin am na fi leneen ak leneen am na fi leneen ak lu mënti xew ci pénc mi seen farata duñ ko wàcc. loolu nag mooy importance su formation yi ñuy def ci université Ramadan importance beneen bi moom mooy thème boo leen mënti jox itam loolu particularité la thème boo leen mënti jox est-ce que xam nga thème yi ñuy def nii yëpp dafa laajoon ñu wuti spécialité yàlla nag dogal na ni heureusement
dañuy am spécialité yi si biir mais gis nga même njaboot gi nga xam ne jàngul loolu ci base bi nga xam ne moom la ko kilifaam yaree dañ ko exploité ba lépp loo leen jox comme thème bu ñu ko bëggee waxtaane bu ñu ci defee yitte mën nañ la ko waxtaane jox la ci lu lay jëriñ. Donc Université Ramadan je pense que c'est benn cadre la boo xam te ne daal. cadre bu am solo la sur le plan intellectuel cadre bu am solo aussi sur le plan moral.